salaamaaleykum mbokk jullit yi tey Thierno Amadou Lamine dellusiwaat na tey ci yenn waxtaan indil leen waxtaan bu am importance ñaari waxtaan yi nga xamante ni ñi ngi jëm si premier domaine bi mooy ci wàllu jigéen yi nga xamante ni ñi ngi toog lu yàgg amuñu sëy jigéen yi nga xamante ni relation sérieuse relation amoureuse bu durable problème na si ñoom dañu dem ba mag mënuñu sëy wala fu ñu sëyee sëy bi yàqu wala ñu am ay jafe-jafe ci wàllu am doom loolu tey dinañ ci wax leen ni leen am nañ ci ay solution yu am importance yi nga xamante ni saa su ne macha allah ñu ngi ciy dimbale caami bon ñu ngi waxaale aussi si benn acte wala action bu nga xamante ni situation moom ñëw na ba pare pratiquement muy élection yi ñu digmal élection municipale yi législative yi même de même présidentielle yi nga xamante ni jëm na ci côté de la 2024 bon présentement gannaaw bi ñuy jullee ci yonent bi sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm te di leen wax ni leen li ñi nga xamante ni ñu ngi sogay dab ci chaîne bi ñu ngi leen di wax mën ngeen bës ci cloche bi abonné voilà comme ça suñuy waxtaan à chaque fois ngeen koy am ñi nga xamante ni yàgg nañ ci chaîne bi ñuy aimer aussi bon de ce fait ñu dugg directement ci thème bi mooy que jigéen ñi toog lu yàgg di am seen sëy yi di doy waar wala ñi nga xamante ni sax sëy problème la si ñoom dañu dem ba mag 35 ans voire 40 ans mënuñu am doom mënuñu am sëy mënuñu am jëkkër wala à chaque fois relation bu ñu am mu yàqu ñi ngi wax ni li ci ëpp ci domaine boobu mooy que jigéen ñi nañu moytu maquillage bu bëri nañuy moytu aussi en même temps ay yëre yu serré nañuy moytu aussi ay yenn milieux yu nga xamante ni dañ koy fréquenter yenn milieux yu nga xamante ni mbooloo yi dafay dajalu ko te bruit dafay bëri yooyu en général am na yu leen fay topp ñoom jigéen ñi si maquillage si yëre yi serré yi nga xam day génne carrément seen forme yi parce que jinne yi nga xamante ni ñooy toppaate ñooy topp jigéen ñi di leen faral di yàq en général li si ëpp ñu ngi topp si seen bët yi ñu ngi leen di toppee ci bët ñu ngi leen di toppee ci ay tuñ ñu ngi leen di toppee ci parfois si seen ay karaw donc suñuy def ay bopp neen comme ñun bopp neen jigunu tubaab yi la jig parce que tubaab yi ñoom dañu ànd ak jinne parce que tubaab boo xoolee tubaab ñi si ëpp forme jinne te jinne en général bu lay feeñ toujours dafay nekk dafay weex li si ëpp bon moo tax ñu ni ñoom dañu saxoo jinne yi ñoom dañu gën a jege jinne que ñun ba na ñoom tey ay nasaraan la ñuy gëmuñu yàlla de ce fait ñoom yu bëri mën na leen jig te ñun duñu jig bon li ma leen di conseil mooy jigéen ñi nga xamante ni dañuy faral di am problème boobu nañuy éviter lépp lu nga xamante ne mooy ay yëre yu serré yu sexy nga xamante ni ku leen gis wax wala ku leen gis xool leen yenn xool yu ëpp yi bon yooyu moom moo leen di indi seytaane yi di leen topp ba di leen topp bu nga xam dañuy sëy ak ñoom te ñi leen di sëyal moom mooy ay tëngu jënne yi parce que jënne yu mag yi niñ koy waxee jënne yu mag yi ñoom la plupart mission yi nañuy dox di jàppale sëriñ su baax si di jàppale ñu duñ jàppale ci liggéey bi duñ jàppale ci mission yi ñu leen di sant di ñu dimbali si yenn yu bëri yi nga xamante ni macha allah dañ koy dimbali askan bi di ko jàppale doomu aadama yi bon ñun yàlla nim ñu mayee ñuy gis lu bëri di def la voyance à distance di seetal nit fu mu mënti nekk di ñaanal nit di ko faj quel que soit maladie am quel que soit blocage am quel que soit ay problème mu sëyam quel que soit ay problème mu àddunaam ay problème mu liggéeyam ay commerce am ay place bureau am ainsi de suite noonu la ñu yàlla mayee ñuy gis en même temps di gis parce que toujours bala ngay liggéeyal nit danga koy xoolal defal ko seet bi nga koy seeta nag si à partir de là si ngay xam exactement saraxam ak foo war a jaaree justement pour régler ko problème am pour solutionner ces blocages léegi en même temps loolu fi foofu nañuy gisee liy bloqué jigéen ñi parce que nous sommes trop sollicités à la matière jigéen ñu bëri dañuy wax problème sëy man ba léegi amaguma jëkkër maa ngi waaj a àgg ménopause aw ma jëkkër wala moom bi ma jëmee àgg naa ménopause maa ngi sëy boobu ba léegi aw ma doom bon à chaque fois su ma amee doom dañ naan dafay tuuru wala du damay avorter yooyu daal bëri na si lu ñuy sollicité te macha allah am nañ ci
ay solution ñu ngi ciy faj nit ñi ñu ngi ciy jàppale doomu aadama yi mais comme tendance baa ngi gën di bëri moo tax nag ñu ne tey il faut ñu def ko thème waxtaan ak say jaamu yàlla yi dimbali si doomu aadama yi xamal leen si lu ñu xamagul mooy que nañu moytu yëre yi seere yi nañuy moytu bopp neeni en général parce que dañuy sax si bopp di la topp en même temps faaru yu bëri yi ngeen di def toujours dañ leen di topp à travers vos yeux et à travers vos lèvres seytaane yi mooy jinn tëng yi jinn yi dañ leen di topp di seey yéen di leen bloqué di dàq seen ay góor boroom xam-xam sax parfois bu nga xamante ni dëgër na bopp te amul yenn gàllaaj bu leen takkee en général dañ koy rey wala mu fase leen te du xam lu tax mu fase leen ainsi de suite bon domaine boobu nag wax nañ leen ci li ñu mën mooy que ñi ngi ciy def ay solution conseil yango su fekkee ni waajur yi mën nañ ko yaree njaboot gi tere leen yooyu comme ça ñu éviter que problème bi gën a bëri comme ça nombre bi nga xamante ni moom lay dal mu gën a wàññeeku mais macha allah comme ci dal incha allah bu egsee sunu penk si kàttanu yàlla daañ ko solutionner xoolal ko ban façon rab la ban catégorie problème la si kàttanu yàlla ñu dindil ko ci nu mu gën a gaawee ak ci nu mu gën a amee solo léegi nag ñi ngi wax benn affaire bu am importance muy que wàllu politique bi jamono jii di ñëw politique bi dina commencer tendance yi dina bëri mais xam leen ni Sénégal da bëri na fétiche bëri na sorcellerie bëri na mystique convoi dana bëri ay accident mbooloo yi dana bëri ay xew-xew yu ci am xew-xew yi nga xam dina indi ay safaan leader politique yi seen gàllaaj dina bëri ba nga xamante ni ñu ku ñàkk bopp doo ko fekkee kon nag nañu yar njaboot gi toppatoo leen utal leen gàllaaj te ñaanal leen jigéen ñi nga xamante ni dañu topp ci mbooloo yi ñu ci bëri bu ñu sàgganee seen bakkan da ci ron xale yu bëri ak caaxaankat yu bëri ak borom yëngal-yëngalkat yu bëri bruit bi tentamaar bi ñi ànd ak tentamaar bi bruit bi ñu si bëri bu ñu sàgganee dañuy dem parce que gàllaaj yi ñu foor ñi gàllaaj yi leader yi dinañ yóbbu ñu bëri te dana am kilifa yàgg naa ko waxoon naa ko ci Sunugal 24 am na ay kilifa yu nga xam ne d'ici 2024 dañuy dëddu dañuy dem duñ ci bokk te ay kilifa la yu nga xamante ne ñi ngi fi woon daan am mbooloo daan am ay pouvoir daan am ay nit te mën a téye Sénégal ñooñu incha allah rabbi boo leen seetee bu ci biir incha allah dina am ñooñu duñ ko fekk parce que ñooñu ñu ci bëri dañ leen sacrifier wala nga xam seen am mënul fekkee jamono jooju parce que seen am dafay kété parce que seen yaram dañ ko attaqué dañ ko gaañ dañ ko yàq boo xam mën ko fekkee ni ñu yàlla may ñuy seet à distance di faj à distance di résoudre ay problème blocage ay problème sëy ay problème impuissance di problème ay faj ni mu mënee ni mu gën a compliqué yàlla may nu ko noonu nañu yàlla may ñuy gis bu ñu jaamoo yàlla ba tëdd dañuy gis lu bari rawxaan dañuy wax kon nag élection yi lii moo fii am lii moo fii nar a xew kon nag képp ku gàllaajuwul képp ku takkul ndiggam képp ku préparé wul boppam dafay dem bu gaaw wala dem bu métti te fekk heure dem jotul mais ay sacrifice lay doon ak ay yàqu-yàqu ak ay pexe yi nga xamante ni ay affaire fétiche moo leen di yóbbu parce que fétiche bi dina bëri parce que Sénégal dafa bëri fétiche bëri gàllaaj bëri xam-xam xoolaat leen seen bopp ngeen xoolaat convoi yi xoolaat yëngu-yëngu yi xoolaat coow li ngeen def attention élection yaa ngi ñëw j'ai averti les Sénégalais j'ai averti les griots j'ai averti les jeunes j'ai averti les femmes j'ai averti tout le monde ñëpp duñ ni waxuma leen ko woon wax naa leen ko ku si ne na fàggul boppam mu fàggandikul boppam fàggandikul njabootam yal nañu yàlla defal jàmm te yal nañu yàlla defal jàmm saxoo leen julli ci yonent bi sallallahu ala muhammadin yàlla di leen musal ngeen di jege sunu borom yàlla di leen muccal à travers yonent bu sell bi sallallahu alayhi wa sallam te saxoo leen njàpp bu sell saxoo leen njàpp bu sell saxoo leen njàpp bu sell bala ngeen di tëdd te leen saxoo astaghfirullah 313 li mu jay sun bi sax leen si yàlla sauvé ñu sauvé ñëpp sauvé l'islam sauvé jaamu yàlla yi yokk xewali faj aajo yi guddal fani wér cëri donc nag vive le Sénégal
vive la paix dans le monde. incha allah suba dinañ leen indi yeneen thème te yal nañu yàlla may dégg ak topp surtout voilà parce que wax lu mu neex dégg ka raw kon nag jéem leen déglu li ñuy wax ngeen jëfe ko si kàttanu yàlla incha allah Sénégal dina naat ñëpp daañu jëm kanam si kàttanu yàlla.